non ñu ngi ak Alioune Badara Seck jiite coalition gox yu bees ci Kër Massar Sud monsieur le maire ñu gis nga ñëwoon def ca vote ca kàddu yu njëkk. waaw di sant suñu borom di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla élection bi ni ñu si duggee si jàmm ak salaam Kër Massar Sud bi en tout cas pour le moment mu àggali noonu si jàmm ak salaam vers 18h incha allahu rabi ñu proclamer résultat yi coalition gox yu bees gagné élection yi dimanche bi suba ñu tàmbali liggéey bi pour waa Kër Massar. donc vraiment ñi ngi nuyu waa Kër Massar yëpp di rafetlu accueil bi nga xam ne moom la ñuy defal fépp fu ñu jaar loolu nag day wane cofeel bi nga xam ne moom la nit ñi am si ñun ak yéene bi nit ñi am pour changer li nga xam ne mooy li nekk Kër Massar ñu tàmbali liggéey bi. parce que defe naa nag nit ñi xamal nañu seen bopp gisal nañu seen bopp que coalition gox yu bees li ko fi andi liggéey la ñëwuñu pour teesante ñëwuñu pour parparloo ñëwuñu pour brader foncier wu Kër Massar mooy jaay suufu Kër Massar ñëwuñu tamit andi fi ay problème pour Kër Massar parce que nag daf si am candidat yoo xam ne dañoo bëri ay problème te nag Kër Massar li mu am si ay problème rek doy na ko sëkk ak barke ñun dañu ñëw pour andi ay solution donc defe naa looloo tax de manière spontanée population Kër Massar yi ñëw vers ñun di ñu jàppale si vote bi te gëm naa ni à 18h incha allahu rabbi yooku dina jógee fu ñu ko foogeewul. macha allah ñu gis la nga voté ba pare 18 bureau de vote yëpp nga dugg fa nemmeeku liggéey bi foofu na sa xel dal si liggéey bi ba sa xel dal na ci côté boobu. waaw ñi nekk si biir moom ñu ngi leen di jaajëf bu baax parce que liggéey bi yombul métti na amoon na quelques difficultés si yenn centres yi surtout ak yenn bulletins yi nga xam ne dañ ko jëlee yeneen i gox andi ko fii mais déjà li may njëkk rafetlu mooy le fait que nit ñi ñëw en masse voté parce que ñi ngi doon wax nit ñi ñëw ñu jël seen carte nit ñi am nañu yéene voté mais processus bi ñi ko yore ñi ko ŋànk muy état central bi ñoo ko biaisé dès le départ parce que su fekkoon ni bàyyi nañu nit ñi ñor seen i carte rek dem voté ji fii dana gën a fees lii mais fi mu nekk nii genn wàllu carte yi si commission yi la des munoo toog ba mu des 1 mois 15 jours processus électoral bi ñu war a voté nga bëgg rééditer 27000 cartes pour Kër Massar Sud Côte loolu c'est pas responsable xamoon nañu nii lay mujjee du nit ñi ñëw bañ a jëli seen carte man yàgg nañu dem si commission de vote yi nit ñi dañuy ñëw taxaw ñëwaat duñu fekk seen carte man mii di wax j'en suis une preuve vivante ñëw naa ñetti yoon si commission bii Sotrac balaa may gis sama carte moo tax sama yenn adversaires yi nga xam ne amuñu woon fu ñu jàpp ne Alioune Badara Seck amul këyit ndax fi ñu njëkkee woon mooy Alioune Badara Seck dëkku fi ñu mujjee mooy Alioune Badara Seck amul këyit defe naa lii di ko wone maa ngi jógee fii Sotrac bureau bi ma voté bureau 11 la Sotrac bi incha allah dañ koy gagné defe naa loolu moom dina leen doyal pour ñu noppi waaw. ñu bëri woon na tax tey am na candidat bu fi ñëw amul sens dugg ci biir ndax amul carte d'identité la gars yi wax ñu ne woon ñoom moog Alioune Badara Seck la. ah bon comme yow léegi wanal nga ne léegi Kër Massar nga dëkk am nga carte d'identité. non xam nga loolu sax suñuy dugg si débat yooyu vraiment man ay débat de bas étage la parce que ñun on s'élève xam nga li tubaab bi naan la bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe ñun loolu lañ leen di wax bave du crapaud bi mënul laal picc bi nga xam ne day naaw di jëm asamaan donc ñun dañ leen di bàyyi si suuf ñun ñu naaw di jëm kaw asamaan gis nga ñun ay fait la ñuy wax ñun nekkuñu si ay rêve nekkuñu si ay teesante xam nga lan la ñuy wax lan mooy jëmal Kër Massar kanam loolu moo am solo fi mu nekk ni parce que jafe-jafe yi bëri na ni ma koy waxee la 8 mois la ñu def di wër Kër Massar amul gox boo xam ne bàyyi nañ ko 51 quartiers yëpp dugg nañ fa taxawal programme boo xam ne ñun programme la ñuy wax ñi amul programme nag su leen neexee ñu xeexoo su leen neexee ñu xuloo parce que peut-être ñoom si suuf la ñuy yëngatu peut-être ñoom si jaay compteur courant la ñuy yëngatu ñun si li ñuy yëngatu mooy suxali Kër Massar te waa Kër Massar xam nañu loolu incha allahu rabi à l'issue du vote lépp dina leer. monsieur le maire jaajëf. jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax di nuyu waa Kër Massar Sud yëpp di wax ñi nga xam ne jotaguñu génn dem voté ji nañu gaaw pour ñu mën a participer si victoire gox yu bees ñu ngi leen nuyu bu baax jërëjëf.